pour une bien meilleure guidée. Sen Guide TV pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide ensemble. léegi dañuy jàll ci beneen question bi di ko partager ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan muy problème homosexualité bu ñuy dégg jamono jii nii ak validation bu ñu ko bëgg a valider loolu yëpp di bon suñu jàngat ñu mën a jàpp ne loolu yëpp di tegu ci li nga xam ne moom mooy yàqute jikko yi dans sànq jot nga ci def say analyse donc est-ce que loolu mënul am benn enjeu politique bu muy jur à l'interne. waaw loolu daf di loo xam ne daf di problème boo xam ne problème mu àdduna la fu mu toll nii àdduna bi dafa am ñoo xam ne nañu bëgg a jël seen yenn doxalin yi def ko muy lu wër àdduna bi ñëpp d'accord ci ñu am seen gis-gisu àdduna ñoom boo xam ne nañu bëgg réew yëpp ak culture boo mënti doon ak xeet boo mënti doon ak réew mu mënti doon nga jël seen gis-gis boobu nga adopté ko te ñoom jàpp nañ ne comme yàlla may na leen doole am nañu alal am nañu doole jàpp nañ ne seen doole boobu ak seen alal war nañ ko mën a jox ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi ba ñoom lu ñu bëgg ñu nangul leen ko loolu mooy loo xam ne benn programme la bu mondial léegi nag dafa am ci ay réew yoo xam ne yenn réew Afrique la yenn ay réew am na ay Europe am na ay réew Asie am na réew àdduna bi yëpp ñoo xam ne seen gis-gis dëppool ak loolu dëppool ak ñoom lu ñu bëgg a yombal ay caaxaan ak ay mbir yoo xam ne xëj na nit xel sax nanguwu ko du yëfu doomu aadama sax dafa am loo xam ne toroxal doomu aadama la delloo ko ginnaaw ak yooyu yëpp donc loolu moo indi seen programme yi ñuy wax ci ay affaire góor jigéen parce que booy xool baatu góor jigéen sax tekkiwul lu ci ñun ci suñu cosaan li mu daan tekki ci tubaab bi parce que baat boo gis rek am na lu muy tekki parce que baat bi bu tekkuloon dara du fi am waaw baatu góor jigéen bu nga nekk xale ba léegi di ko dégg li mu daan tekki mooy daanaka góor bi nekk ci biir jigéen ñi góoru mbootaay góor bu jigéene yoo xam ne xëj na yàlla moo leen bindee ñu efféminé di nekk ci jigéen yi di def seen manière jigéen yi ci ëpp sax na ñu am ay soxna am ay doom ak yooyu mais loolu daf di loo xam ne góor yi daaw ñu ci dugg mbiru jigéen ñi la woon te ñooñu sax daaw ñu ñeme sax dugg ci biir góor yi wala di góor yi daal dañu génnoon ci mbir yooyu parce que voilà mi ngi noonu ay seen mbiru ay sabar ak seen fuural ak seen affaire yooyu góor yi ñoom bokkuñu ci jéemuñu ci dugg te ñooñu meloon noonu tamit nañ leen xawoon classé nit yoo xam ne ñu efféminé ñu mais amuloon connotation wu sexuelle bi nga xam ne daf ko am léegi doomu aadama musul xalaat sax ci jamono yooyu que góor boobu war na mën di dem di séq ak moromu góoram nañu jàppoon ne kii am na nu mu doy dee parce que léegi-léegi day am ci famille yàlla nattoo la nga am benn doom bu xaw a mel noonu te mag nañ leen dañ ko naan teel a seetlu yow nga koy jéem a redresser malheureusement nag ñun suñu redresser yu ëpp ay dóor lay doon te dóor léegi-léegi du fecc day tax xale bi day fippu wala mu kii mais man kaa yi ngeen gis yëpp dóor du ko régler mais dafa am loo xam ne yàlla mën na bind nit mu am malformation bu physique nga juddu sa loxo bi am malformation sa tànk am malformation wala sa biir yaram sa ay organes yu am ay malformation ñu seet nu ñu koy fejee ak nu ñuy redresser tànk bi nu ñuy redresser loxo bi noonu ngay amee malformation psychologique malformation psychique loolu dafay am ngóor jigéen ba 1993 wala at yooyu OMS daf ko jàppoon feebaru xel te loolu la ba léegi kenn mënu ko dindi ci feebar yi parce que mën nga am benn genre dérèglement hormonal boo xam ne day tax yow nga judd nekk jigéen di yëggu ne góor nga yow mais xam nga loolu ci jigéen ñun duñ ko garaawal nañ ko garçon manqué nañ koy tuddee gis nañ ko fi ay jigéen yoo xam ne football dañu nekk ci terrain yi di football di def yoo xam ne ay mbiru góor xëj na ñun suñu culture garaawlu ko mais bu dee góor nag bi defee jigéen mooy gën a doy waar donc ñun nañ ci daan farlu léegi-léegi nga gis koo xam ne fexe nañ ba redresser ko ba vraiment mu duggaat ci yoon nga gis ñoo xam ne daan nañu rëcc ak xëj na ñun tamit suñu yaatu dënn xëj na moo daan tax ñu leen di bàyyi seen yëf góor yi dañ daan bàyyi jigéen ñi seen mbir yooyu
mais léegi nag li nga xam ne nag mooy tax nit yi di fippu parce que nañ naan ne ñun xëy na yenn réew yi amuñu ouverture d'esprit wala nañu radicaux wala nañu intégriste wala fekk loolu amul xam nga nit yi lu ñuy bañ mooy nga fekk dara loo xam ne jàpp nañ ne ay nattu la ak ay tawat nga bëgg ko jël imposer ko doomu aadama yi ne leen nag ñii nañu fi am ay droit wala nañuy wane seen bopp wala nañuy ñoom di revendiquer benn statut boo xam ne nañuy wàll ñeneen ñi dafa mel ni rek nga ne man dama am tuberculose ñi am tuberculose jéggal xëy na yàlla na si yàlla musal si ñëpp nga ne léegi man dama am sañ-sañu taxaw ñëw si biir penc bi di sëqat si kaw ñëpp feebar wàll ñëpp feebar te kenn du wax léegi boo waxee ñu ne yow da nga yaatuwoo dënn wala da nga kii noonu lay xaw a mel si nu ko gën a yées nag ak nu ko gën a bon parce que daf di loo xam ne si liy wëlbati àdduna la bokk parce que gis nañ ko si histoire gis nga loolu fu mu xas a law rek xamal ne ñu ngi egg si benn fin de cycle benn cappaandaw te àdduna bi booy xool ak fu mu toll nii ak ni nga koy gisee nii xam nga ne am na daal lu xew am na luy waaj a jeex daal man noonu naa ko jàppee moo taxit yii yëpp ñuy gis nii am na luy waaj a jeex te loolu nag li nga xam ne moom mooy lu concret li nga xam ne moom moo ko war a régler gis suñu ay mbokk vraiment ñu ngi siy taxaw si lu bëri si di xeex mbirum yooyu ànd sàmm jikko yi ak yooyu samay mbokk la ñoo xam ne xam naa ci ñu bëri may leen problème bi est-ce que criminalisation moo koy faj est-ce que problème bi du loo xam ne parce que tamit parfois communication bi nañu xaw a am tuuti problème parce que criminaliser tey nit ki parce que criminaliser luy ñëw après la xam nga kan lan la criminaliser di faj mooy dañ lay jàpp ba noppi juger la léegi soog la teg daan mu diis mais ki nga xam ne d'abord buñ la jàppee dañ lay bàyyi wala buñ la jàppee du ñu am loo xam ne wala sax daanaka léeg-léeg ñu bañ la jàpp wala ñu bañ la enquête wala buñ la jàppee balaa ñu lay juger nit yi fàtte wala ñu seet nuñ koy wala ñu négocier ko boo egsiwul si juge bi bëri na fii yoo xam ne comme justice dafa am processus am na yu bëri yoo xam ne balaa mu egsi si juge bi sax balaa mu koy juger lu bëri mën na fa xew te li nga xam ne mooy problème bi dëggantaan mooy ni ko nit yi di ko defee promotion bi ak ni ñuy defee promotion de l'homosexualité ni ñuy defee genre prosélytisme ak di si encourager nit yi apologie mooy di sawarloo nit yi yu demee noonu te loolu moom moo amul fii texte boo xam ne da koy bañ comme par exemple li xewoon fan yi la ñu gis benn dictée bu ñu jox ay xale boo xam ne nañ ci wax yooyu loolu amul benn texte fii boo xam ne da koy aaye bon ñoom si criminalisation bi ñu ngi si wax ne bëgg nañ si def loolu ci biir mais la nag foofu ngeen waroon insister parce que boo waxee criminalisation argument yi ñu leen tegal man mi xamoon naa ne loolu nañ leen di wax loolu ci njëlbeen kuy seet rek di nga xam ne boo ñëwee di wax criminalisation nañ lay wax ne fii am na loi boo xam ne mi ngi wax ne acte contre nature dëgg na fii yooyu tere nañ ko yooyu nañ lay tegal alors que acte contre nature bi li koy sawarloo nit yi li def apologie bi ak li def promotion bi loolu nga war a xeex parce que ñaar ñoo xam ne ñu ñëw def seen cérémonie ne nañuy takkante seen biir def seen affaire boo ñëwee ba indi ko ci juge bi daf naan ne sama loi bi acte contre nature la ma wax te même boobu loi bi bu ne homosexualité waa ji bu ñëwee na ñun nañ doon fo nañ doon def théâtre lan ngay juger ne ko moom homosexuel la nga ne ko indi ko ci juge bi wala ci enquêteur bi mu ne la man du ma homosexuel ñun nañ doon filmer wala nañ doon def benn théâtre wala nañ doon def benn kii yooyu loolu doo ci mën dara alors que bu dee dafa am lutte loo xam ne da ngay lutter contre l'apologie lutter contre la promotion kenn du ko sañ a théâtre kenn du ko sañ a def ay dictée kenn du ko sañ a def ay roman kenn du ku bind roman boo xam dafa am yooyu sax du dugg ci biir réew mi donc loolu combat bi je pense que foofu la war a gën a mën a porter nga xam ne loolu duñ ci am xaaj ak seen nga xam ne loolu duñ ci am benn négociation su boobaa defe naa
après leneen di xeex au cas par cas nga gis ni ci def lii nga jàpp leen wala nga gis ni ci def lii nga jàpp leen parce que boobu ba léegi chaque jour dégg nga mu mel ni nga gis ni ci nañ def provocation ngay gis genre affaire yooyu di mën a xew. Pour une bien meilleure guidée, c'est Guide TV pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide ensemble.